waxam rafet na di ñaanal tamit mbokk yi nga xam ni seen sabab la taxawaay bi la ñoom ñoo organisé xew-xew bi muy mbokk yi ñu bokk nekkal fii ci masjid bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla dëgëral leen defal leen tawfiq te li ñuy def yàlla barkeel ko. li nga xam ne dégg nañ ko ci jotaay bi ci wàllu fexeel yi nga xam ni ay nit ñi ngi koy fexeel lislaam ci jamono bu yàgg comme na ko imaam waxee mu tàmbali ci déclaration de guerre bi nga xam ne Iblis defoon na ko ci commencement ba waxoon ne dina fexe ba doomu aadama yi duñu jub duñu jaamu seen borom wala tajidu aktharahum shakirin la waxoon loolu mu def ko mission waaye loolu yàlla vann la ko tuddee njort la ko tuddee wa laqad saddaqa alayhim iblisu vannahu fattaba'uhu illa fariqan min almuminin vann la ko yàlla tudde loolu nag ci la nekk boobu ba léegi di ci ànd ak ay gaawam di def kémtalaay kàttanam ngir woo nit ñi yóbbu leen ci fa muy mujjee te mooy safara léegi mu am nooneel goo xam ni def na ko moom ak kuréelam jëmale ko ci yàlla ak lépp loo xam ne dafay jëmale nit ñi ci yàlla loolu moom mooy delluwaat ci li mu wax lépp ci franc-maçonnerie ak yeneen société secrète yi nga xam ne ñoo fi nekk ci àdduna bi te boo waxee dëgg-dëgg xam ne ñoo jiite àdduna bi ndax franc-maçonnerie bu yàgg bi nga xam ne moom la ñu tuddee franc-maçonnerie opérative boobu noonu am na ñu koy delloo ba ci comme lu mu wax ci temple Suleymaan alayhi salaam mooy wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo tabaxoon temple boobu ci ñoom la franc-maçon yi di jóge di soqe ko am na ñuy wax ne am nañu rapport ak les templiers mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo doon tabax cathédrale yi mais loolu ba léegi am na ñu ko weddi wax ne nekkul loo xam ne lu ñu mën a justifier la ndax ñoom dañ bëgg a wane rek ne seen taarix ci seen histoire ci àdduna bi lu yàgg la naka noonu tamit l'Égypte ancienne bi mu tudd léegi seen source d'inspiration la lu ñuy inspiré woo lu bëree bëri ci Égypte ancienne ci wàllu symbolisme surtout ak mysticisme muy ci xam-xam bu lëndëm mais boo xoolee dëgg-dëgg inspiration bi ci cabale bi mu wax muy cabale juif ci la jóge dafa nekk ne cabale juif boobu ci boppam moo laal ci Égypte ancienne ndax numérologie ak ésotérisme bi nga xam ne moo nekk ci cabale lu ci bëri ñu ko inspiré woo ci l'Égypte ancienne ak dëgg-dëgg tamit ci njabar bi ñu yàlla waxoon bi yàlla waxoon ne wa ma kafara Suleymaan walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-naasa as-sihr njabar googu nga xam ne Suleymaan bi muy dund da koo dencoon bi yàlla defee mu faatu te yàlla wax ne lamma qadayna alayhi al-mawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatu al-ardi ta'kulu min sa'ata falamma xarra tabayyanat al-jinnu an law kaanu ya'lamuuna al-ghayba ma labithu fi al-'adhabi al-muhin jinne yooyu nga xam ne ñoo tasaaroo woon bi yonent yàlla Firawna faatoo bi yonent yàlla Suleymaan faatoo jinne yooyu ñoom ñoo dem jëlaat njabar gi nga xam ne dencoon na ko nangu woon ko ci nit ñi ñu daal di koy jël tasaare ko xam-xam boobu ci la juif yi sukkandiku muy benn mysticisme boo xam ne ci xam-xam bu njëkk bu lëndëm boobu la jógee moom lañ yàqee àdduna bi ndax moom lañ cuubee li ñu tuddee la démocratie moderne moo tax booy wax sax ci démocratie day waxaat ci franc-maçonnerie mel na comme beneen mbir la bu bokkul ak démocratie day xaw a doy waar tuuti ndax li nga xamante ne bi moom mooy lu mujj ci Europe ci liñ gis ci régime yu bees ak système de gouvernance bu bees bi fa nekk nga xam dañu fa jëli seen royaume yi nga xam ne dafa xawoon a jaxasoo ak église bi ñu fexe ba jëlee fa royaume yooyu daal di fay def yeneen système yoo xamante ni église bi amatu ci jeexital loolu yépp franc-maçonnerie moo ko liggéey ndax bu dee ci Angleterre protestant yi la France tamit da ngay gis ne ñoom ñoo fa defaat soulèvement boobu muy seen révolution bi de la révolution française ñi ko togg dëgg nekkoon ci ginnaaw franc-maçon yi la ci seen benn loge bu tuddoon la loge des 9 sœurs ñoom ñoo togg dëgg révolution boobu te tamit ñekkat benn source d'inspiration ci li ñu tuddee la démocratie moderne daanaka nit ñi dañ leen di copier rek mais dëgg foofu lañ ko jëlee États-Unis tamit bi ñu construire seen constitution bi ñi nga xamante ni ñoo fa nekkoon wax nañ ni 1 sur 3 ci ñoom ay franc-maçon lañ mooy ñu feeñal seen franc-maçonnerie lañ ku mel ne George Washington bi nga xam ne moo njëkk a jiite seen réew bi ak Benjamin Franklin ñoom ñëpp ay franc-maçon lañ woon de 33e degré am na sax ñu wax ne dëgg seen dëkk boobu nit mënu fa nekk président te demul ba 32 wala 33e degré ci franc-maçonnerie bi nga xamante ni àdduna bi ci boppam façonné waat nañ ko ci liy jiite nit ñi ak li nga xam ne mooy defar société yi nga xamante ni fexe nañ ba loolu nekk ci seen loxo élite bi nga xam ne ñoo fi nekk wala bokk oligarchie bi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi di jiite àdduna bi mën nga wax ne ñooñu ñoo leen yar ñi ñu doon tudd léegi di société secrète boobu moo leen yar te bi ci mujj bi nga xam ne moom lañ tuddee la franc-maçonnerie spéculative bi nga xamante ni Angleterre fu ñu Écosse fa lañ ko sosee
boobu ci 18e siècle bi la 1717 léegi boobu mooy bi tas léegi nii mooy bi am léegi mooy li ñu tuddee la franc-maçonnerie spéculative nga xamante ni ñaari protestant ñoom ñoo ko muy Anderson ak Jean de Guillier ñoom ñoo inspiré waat franc-maçonnerie bu bees bi ñuy dégg nii ci àdduna bi nga xam ne beneen façon rek forme la bu bokk la xëy na bu njëkk bi fi nekkoon ñu ko tuddee opérative léegi ñooñu bu ñu ñëwee commencé jiite réew yi di togg ci suuf di manigancer fexe ba Occident daanaka tege ci seen loxo ndax boo waxee Amérique wax Europe muy ancienne Europe wax nga li nga xamante ne mooy Occident loolu foofu lañ tàmbalee def li ñu tuddee l'ingénierie sociale mooy façonné waat société bi defaraat beneen société bu bokk la société bi fi nekkoon ndax dafa am benn waaye bu tudd Vincent Payon moo nekkoon ci jamono François Hollande moom moo nekkoon ministre de l'éducation bu France dafa bind benn livre mu wax ne révolution française bi jeexagul muy wane bi nga xamante ne def nañ révolution bi bëggoon na laïciser muy laïcisme bi imam doon wax ñu bëggoon na laïciser li nga xamante ni mooy population bi muy laïcité mooy religion wu franc-maçon dañuy wax religion la boo xamante ni mooy diine la jox franc-maçon yi ñoom ñoo ko defar pour peuple bi ñu koy diine woo moo tax kon nit ñu bëri yaakaar ni neutralité rek bu état bi di adopté par rapport ak yi nga xamante ni bi ñoom ñooy obédience yi mais demeewul noonu li nga xamante ni mooy laïcité religion la am na sax ñuy wax laïcisme ndax dañuy wax laïcité mais laïcisme la nga xam ne dogme la boo xam ne franc-maçon yi dañ ko am tasaare ko ci àdduna bi léegi Vincent Payon dafa wax ne kon ñoom bi ñu ñëwee def révolution française bi fexe ba écarter église bi ba église bi amatul influence ci population française bi dañ yaakaaroon loolu doy na mais ndakate am na ba léegi impact bu mu amaat ci société bi il fallait que loolu nag ñu àggalee liggéey bi nee na liggéey boobu après république bi moom moo continuer loolu def ko te bokk na ci ni mu gën a réussir mooy éducation bi nga xam ne ci école bi lañ ko jaarale pour laïciser population bi ci école bi lañ ko jaarale mooy concept éducation bu moderne bi ñu def li ñu ci jublu lépp mooy defar nit koo xamante ni dootul am diine dafay deñ ci moom diine dootul amati ci moom benn impact bu dee fu mel ne États-Unis bi nga xamante ni seen révolution bi jàll na dafa amaat yeneen mbir yoo xamante ni moom moo fa jaaraat yoo xam ne moom moo gën a façonné seen population bi ndax boo xoolee ci xëy na li ñu tuddee la révolution industrielle ci 19e siècle bi dafa am soppiku yu bari yu am ci àdduna bi ak ay enjeux yoo xam dafa wute mooy boo xoolee mbir mi dëgg-dëgg li ko lal am la ak jiite àdduna bi moom moo ko lal leneen li ci des lépp ay jumtuwaay la ndax loo xam ci li ñu tuddee ay franc-maçonnerie ay cabale ak ay yu ci mën a am ñoom dañ ko def juste ay jumtuwaay pour gën a mën a not àdduna bi dofloo nit ñi muy crétinisation wala abrutissement des masses dofloo nit ñi nelawloo leen ba mën leen a not di jëriñoo njariñ di nekk ci àdduna bi di manipuler nit ñi di dem selon ñoom seen agenda seen jubluwaay génnul li léegi nag loolu lan mooy indi seen problème ak religion bu mel ne islam dara indi ko lu dul choc des civilisations bi Huntington doon wax te Bernard Lewis jiitu woon ko ci mooy li taxaw ci seen kanam di leen obstruer di dox seen digganteeg ñu mën a àgg seen objectif loolu mooy indi ay choc ay problème yuy tax fénqaloo di am ndax des fois dañuy ñëw ci nit ñi fekk fa yoo xam ni bu desee ci nit ñi gàllankoor lay doon ci ñoom pour ñu mën a réussir seen li ñu bëgg a réussir ci nit ñi loolu mooy indi problème yi bu defee mel ne États-Unis ak industrialisation boobu noonu ak bi ñu découvrir pétrole ak dérivés yi nga xam ne moo ci jóge yépp dafa am ay nit yu génnee ci loolu am doole ci seen société bi gagné alal ju bëree bëri mooy lu mel ne la famille Rockefeller ak beneen famille bi ñu tuddee famille Morgan ak beneen famille boo xamante ni ñoom wàllu transport ci lañ doon gën a yëngatu mais siiwuñu woon trop ndax nit ñi xamuñ leen woon trop muy la famille Carnegie ki seen maam mooy Andrew Carnegie léegi ñetti ñooñu dañoo amoon doole trop ci exploiter pétrole bi ak jaay ko ndax boo gisee Rockefeller moom moomoon entreprise boobu tudd Standard Oil léegi fu ne lañ dugaloon seen loxo ci àdduna bi pour jël pétrole bi di ko jariñoo mu dem nag ba ay xëccoo ak ay féewaloo commencé di am ci seen biir ñoom occidentaux yi ndax anglais yi ak seen compagnie bi nga xam ne ci ginnaaw bi lu mu tudd mooy BP muy British Oil BP boobu muy British Petroleum la ñuy wax mais British Oil muy BP si woon na amoon na ba fii sax Sénégal amoon nañ fi ay nu mu tuddati ay station mais ginnaaw bi dañ koo changé léegi bi nga xamante ni commencé nañ di xëccoo alal jooju noonu
xam ne alal ji mooy tax nga mën a jiite àdduna bi. léegi loolu dafa commencé di jël yeneen forme mën nga wax ne ci xëccoo boobu ci la ñaari guerre mondiale yi jóge première guerre mondiale ak deuxième guerre mondiale ci la jóge bu fekkente ni jàng nga ko bu baax jàngin boo xam ne bu xóot la seen diggante ñooñu noonu ak banquier yi ki ma ci tudd mooy la famille Rothschild. léegi ñooñu ñoo financé deux guerres yi ndax xëccoo bu ñu doon xëccoo li ñu tuddee Moyen-Orient mooy fi cheikh bi doon tudd léegi bi fa pétrole commencé feeñ exploitation bi ñoom ñi fa dëkk mënuñu ko defal seen bopp ndax fekk na ñële ñoo yor jumtuwaay ak xarala yi ko mën a def. léegi problème bi ku nekk da nga ci bëggoon teg sa loxo anglais yi am na lu ñu tegoon seen loxo mais fi nga xamante ne bi moom mooy Iran am benn changement de régime bu fa am bi Shah bi ñëwee dàq anglais yi jël pétrole bi ne dafay seet yeneen partenaire loolu indi ay frustration ak ay problème bi nga xamante ni tamit Allemagne yi jug nañ bëgg a développer seen industrie dañoo dem def accord tamit ak ñenn ci Moyen-Orient bi pour def foofu benn voie ferrier mooy benn train boo xamante ne dafay daw di jëli ji pétrole bi foofu di ko indi Allemagne bi ko anglais ak américains yi déggee ne du ci dal loolu yooyu noonu enjeu yooyu moo indi les deux guerres mondiales nga xam ne moom moo bouleversé àdduna bi mais bu ñu jógee ci loolu famille yooyu bi ñu amee doole nan lañ def dañu ne pour ñu continuer ñoom ni ñu amee doole ñu koy am doole ba seeni sët fokk ñu dominer xelu doomu aadama yi téye ko ni nit ñi di mel ñu fexe ba ñoom ñoo koy togg ci la Rockefeller def benn fondation bu tudd la fondation Rockefeller daal di changer waat attitude am envers les Américains commencé di financer di dugal loxoom ci wàllu éducation tabax université bi nekk Chicago jël alal jurul jeex def ko ci wàllu éducation li mu def mooy dafa dem proposer gars yi ne leen nañ ko jox mu defaraat histoire États-Unis seen histoire bi ñuy jàng mu defaraat ko gars yi bañ mu dem commencé jël xaalisam di ko dugal ci yenn institut yi di fa def xaalisam ba mujj gi finalement ñu jël lu mat 20 ci ay professeurs yoo xam dañ leen a formé yóbbu leen Angleterre delloo si waat leen aux États-Unis dugal leen ci biir université ak institution yi ñooñu ci la changement wu histoire aux États-Unis jaare ñu dem ba éducation bi nekk ci seen loxo diggante ki ma doon wax léegi Carnegie ak Rockefeller ak beneen fondation bu tudd Guggenheim ñii ñoom ñoo changé éducation bi nga xam moom la américain yi doon jàng soppi seeni xel complètement loolu noonu lu mu ciy jàngee lu mu ciy jëlee mu desaat beneen révolution bu ñu tuddee la révolution sexuelle bi nga xamante ni tamit ba léegi gars yi ñoom ñoo yàq société américaine bi ci jàngat wàllu sëy ak wàllu nekkin comme na ko cheikh bi doon waxee léegi ci wàllu pax bi nekk ci français yi man mën naa wax ne ñooñu sax niveau lañ boo xam ne niveau inférieur lañ ndax américains yi dañoo jël benn waay di Alfred Kinsey ñu sant ko mu def benn étude ci wàllu sexualité def ay proposition ci ni ñuy organiser seen sexualité wu seen peuple ak yan liberté la ci nit ñi mën a am kooku mën naa wax ne résultat yi nga xamante ni moom la jëlee ci recherche am yi mu doon def ak travaux yi mu doon def ci la yàqute ci wàllu sexualité tasaaroo ci àdduna bi te loolu moo inspiré européens yi après ndax ñoom la plupart du temps dañu inspiré wu ci américains yi ak beneen révolution bu amaat mu ñu tuddee la révolution des hippies muy la révolution culturelle bi amoon dans les années 60 nga xam ni ci la jeunesse su américain yi fippoo daal di ne léegi lépp lu jëm ci ay valeurs yu fi nekkoon ay aada yu fi nekkoon ay def lii bul def lii ñoom pare nañ ci loolu nu leen neex la ñuy dundee léegi yooyu noonu nga xamante ni yëngatu na ca Europe nga xam ne ay nit ñoo nekk ci ginnaaw di ko xamb di ko togg ba foofu ñu àgg fa loolu noonu tey moom mooy dëgg problème digganteem ak l'islam cheikh bi waxaat na tamit ba tudd droit de l'homme la droit de l'homme charte bi Amérique franc-maçon yi ñoom ñoo ko bind ONU bi ngeen di dégg inspiration bi ci franc-maçon yi la jóge mën nga wax ñu tuddee la Rose Croix ndax la Rose Croix moo jiitu franc-maçonnerie te ñu bëri xamuñu ko beneen société secrète la Rose Croix yi am nañu rôle bu rëy ci li ñuy tuddee ONU suuf si mu nekk fi ñu ko tabax David Rockefeller moom moo ko maye mooy ki ñu tuddee John D Rockefeller moo ko joxe pour ne nañ tabax foofu ONU parce que ONU benn jumtuwaay la pour gën a not àdduna bi gën a saytu àdduna bi ak pour bennale àdduna bi muy li ñu tuddee mondialisme le mondialisme bi nga xam ne bokkul ak la mondialisation te ñu bëri di ko jaawale objectifu gaa yi la muy franc-maçon yi muy dañ bëgg a bennale àdduna bi unifier ko ci suufu benn régime ci suufu benn religion universelle religion boobu lañ tuddee la noachisme boobu ci juif yi la jóge ñi nekk ci ginnaaw franc-maçonnerie ak yooyu yépp seen yitte mooy
nangu doomu aadama yi ci seen borom jébbal leen seytaane te loolu ñu ngi ciy liggéey boo xam ne bu yaatu la mais malheureusement lu bari ci nit ñi dañuy nelaw ndax yar bi ci lañ jaarale mbir mi maanaam yar bi mooy l'abrutissement des populations mooy dañu yar nit ñi yar boo xam ne dafay nelawloo seeni xel parce que comme li ma wax sànq bi nga xam ne gars yi def nañ seen fondation yooyu utiliser fondation Guggenheim dafa nekkoon États-Unis di yittewoo wàllu éducation ñu fexe ba éducation bi ñu jël ko mu nekk ci seen loxo ñoom ñooy tëral programme yi jox nit ñi li ñu war a jàng dañ cee sóoraale loo xam ne dafay nelawloo nit ñi ba nax yi ñu leen di nax duñ ko xam moo tax kenn di wax ne dafa gën a yomb nga nax nit ki que nga gëmloo ko ne ñu ngi koy nax loolu la kenn di wax mooy nit ñi dañ leen di nax fi mu nekk nii mais yow miy toog di leen wax ne ñu ngi leen di nax ki leen di nax la ñuy gën a wóolu ci yow moo tax waxkat yi di sonn mais xeex la boo xam ne xeex bu doy waar la ndax ñii li ñu yor dañ ko tabax ci ngëm-ngëm ak pas-pas ndax franc-maçonnerie du dara dul jaamu Lucifer mooy le porteur de la lumière muy Iblis Lucifer boobu te loolu la David Pike wax Albert Pike loolu la wax Albert Pike bi doon wax ci 3e guerre mondiale bi war a ñëw wax ne 2 guerres mondiales yi franc-maçon yi ñoo ko def ci benn lettre bu mu bindoon Albert Pike franc-maçon la de 33e degré nee na 2 guerres mondiales yi franc-maçon yi ñoo ko formaté lépp ñoo ko def te nee na am na beneen 3e guerre mondiale buy ñëw boo xam ne buy ñëw day nekk entre le monde musulman et l'Occident nee na mooy nekk ci ginnaawam parce que dañ leen bëgg a fénqale ba bu ñu xeexee xeex boobu noonu nee na ci la ñuy néewee doole ba ñoom ñu yëkkati nag seen nguur te nguur googu ki nekk ci ginnaaw mooy juif yi mooy seen royaume juif bi ñu bëgg a tabax nee nañ amuñu nu ñu ko mën a tabaxee lu dul éliminer ñi fi nekk ñi nga xamante ni ñoo leen war a mën a gàllankoor ci loolu te mooy ñaari monde yi muy jullit yi ak Occident léegi bu ñu leen boolee ñu xeex bi bu mettee ba àgg fenn fi dañuy néew doole après ñoom ñu tabax léegi li nga xam ne mooy seen royaume juif te loolu ñi ngi ciy jëm ndax problème yi ngay gis yépp tey mu am ci àdduna bi mën nga wax ne programme la boo xam ci 3e guerre mondiale boobu la jëm ndax xeex bi nga xamante ni am na ci diggante ñaari kuréel yi li ciy feeñ moo ci gën a néew que li nëbbutu ndax li ciy feeñ mooy crise yi ñuy dégg ci àdduna bi mën nañ ko commencer depuis ci 11 septembre bi nga xamante ni américains yi def nañ seen inside job boobu inside job mooy li ñuy tuddee mission boo xamante ni bi dafa nekk sous fausse bannière mooy dañuy def benn opération boo xam ne sous fausse bannière la dañuy def dara comme ni ñu duggee woon ci guerre mondiale bi ak seen bateau boobu ñu waxoon ne japonais yi dañ koo couler te loolu xamoon nañ ko c'était préparé mais c'était juste pour am prétexte pour mën a convaincre seen population ci ñu appuyer leen ñu dugg ci guerre mondiale bi ñu waree songu tamit Afghanistan pour tamit songu monde musulman bi il fallait que tamit ñu am ànd bu ci seen population di ànd il faut que lu metti dal leen seen réew parce que ñoom seen réew mosuñu fa guerre mosuñu xeex seen réew depuis la guerre de sécession léegi il fallait que kon ñu am lu metti loo xam ne seen population da koy dund teg ci seen bët ba tax ñu jox sañ-sañ seeni njiit pour ñu dem xeexi ji ndax ñoom dañuy soxla bu ñuy xeex seen population ànd ci loolu moom moo indi le 11 septembre loolu moo indi les attentats de New York ak li ñuy wax ci Pennsylvanie mais attentats yi lépp ci kaw ba ci suuf lu lëndëm la dara leeru ci bi attentats yi amee ci lañ jug daal di xaaj àdduna bi ñaari xaaj ne képp ku nekkul ak ñun yaa ngi ci l'axe du mal George Bush keroog bi mu taxawee di def discours de la nation bi mu doon def ci congrès bi dafa wax ne képp koo xamante ni àndul ak ñun dafa nekk ak terroristes yi imma nga ànd ak ñun wala nga ànd ak terroristes yi mu séparer monde bi ñaari xaaj ñoom ñooy l'axe du bien ñi ci des ñooy l'axe du mal ci la tuddee woon 4 pays yooyu mu tuddoon nga xam ne Iran ak Irak ci la leen boole ci Corée du Sud Corée du Nord tudd ay dëkkam ci saa si ñu wax ne Ben Laden moo def attentat yi wanewuñu benn preuve ci kanamu nit ñi bi wane ne Ben Laden moo ko def mais il fallait que ñu dem Afghanistan parce que Afghanistan dafa commencé woon nekk lu leen di menacer ndax taliban yi dañoo xeex foofu ba sonn ak soviétique yi pas russe jamono soviétique yi la woon ba jële dàq leen seen réew mu des ñi fa nekkoon ñu leen tuddee les seigneurs des guerres ak les communistes yi nga xam ne doon jàppale les soviétiques taliban yi duma leen nangu réew ma taxawal fa benn état islamique commencé di taxawal base yoo xam ne base u état bu dëgër la yàlla defal leen ñu am ci réussite am stabilité population bi bëgg leen
li leen gënoon a sonal mooy li ñu daan bay foofu li ñu tuddee pavot boobu ci lañ doon jëlee benn xeetu drogue boo xamante ni ci pavot bi lañ koy jëlee taliban yi bi ñu ñëwee dañ ko xeex ba loolu amatu fa. américains yi il fallait que ñu dem régler loolu parce que li Hillary Clinton waxoon nee na ñoom ñoo créé taliban yi ñoom ñoo créé al-Qaïda kon il fallait que ñu réparer seen erreur mais création boobu muy wax mooy ci guerre froide bi nga xamante ni Union soviétique envahir na Afghanistan ñoom dañoo demoon di jàppale mujahiduna yi ci suuf pour ñu duma les soviétiques loolu nag la ñenn di wax ci waxin bu ñaaw di wane ne kon ñooñu noonu l'islam bi ñuy wane du dëgg américains yi ñoo leen ngemb mais américains yi dañ leen a ngemb ndax seenu caay-caay mooy ne ñoom dañ jàpp ne sa noonu sa xarit la ñoom loolu lañ jàpp bëgguñu dimbale jullit naam mais comme bu ko dimbalee mu dóor soviétique yi te bu soviétique yi daanoo li ñu bëggoon ñu am ko ñu ne nañ leen jàppale loolu la Hillary Clinton doon wax léegi ci lañ dem Afghanistan songu ko daaneel régime ba fa nekkoon tasaare réew ma yàqate ko ba tey ña nga fa mënuñ faa jóge ndax afghan xeet lañ boo xam dañu am jom te seen diine duñ ko caaxaane kenn mosu leen a yab ci histoire ñu dem dugg foofu ñu jóge ci loolu ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy les faucons yi nekkoon ci jamono yooyu ci régime bu américain yi ñoom ku mel ne ay Paul Wolfowitz wala ku mel ne George W. Bush benn ñu wax ne li am dëgg-dëgg mooy ne Saddam Hussein dafa am liaison ak al-Qaïda dafa leen di jàppale kon moom tamit terroriste la ginnaaw bi fa observateur ONU yu demee gëstu ne Saddam Hussein amul liñ koy tuumaal ci ay armes nucléaires wala ay armes de destruction massive amu ko mais ñoom ñu ne il faut que ñu dem régler Saddam parce que Saddam terroriste la ci lañ dem tamit songu Irak tasaare réew ma yàqate ko caxatee ko jël Saddam jox ko chiite ñu rey ko léegi mais loolu dafa amaat ay effet yoo xamante ni contre-productif la yu mu am ci américains yi sóoraale wuñ ko woon mooy dafa am enlisement li ñu tuddee enlisement mooy dañoo dugg ci guerre bi tagga tembe ci mënuñ cee génn ndax dëkk jullit yi dafa complexe dafa am ay réalité géopolitique yu fa am yoo xam ne des fois boo ko bàyyiwul xel boo ci duggee yaakaar da ngay guerre rek ñëw ne damay indi démocratie après yëf yi jeex nga daal di jëlaat say troupe dem du sottee noonu léegi bi ñu demee ba ci biir ñaari guerre yooyu ñu bëgg cee génn mu tëleen dañoo changer stratégie bi léegi mooy lan mooy bàyyi leen ñu dumante ñun ñu toog di leen seetaan suñu yoon nekku ci loolu moo indi révolution bi amaat ginnaaw bi ci dëkku arabe yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw li ñu tuddee les révolutions colorées boo ko jàngee xam ne chaque fois américains yi seen loxo du ci génn am na benn juif d'origine hongroise boo xam ne États-Unis la nekk boo xam ne mooy faral di financer les révolutions colorées ñu koy tuddee George Soros boobu mooy faral di financer lu bari ci ONG yi ñëw suñu dëkk yi naan dañ fiy def ay campagne de vaccination wak dañ fiy def lii dañ fiy def laa waaju dangereux waaju graw la boo xam ne c'est un multimilliardaire mooy faral di financer ONG yooyu noonu bon nañ jam foofu mais loxoom mi ngi ba ci Sénégal léegi bi nga xamante ni def nañ loolu ñu defaat foofu ay soulèvement daal di daaneel ay régime yooyu bi ñu ko daaneelee ñu bëri dañu yaakaaroon ni simple rek révolution la boo xam ne ci meru population bi la jóge mais meru population bi chaque fois am na lu benn élément déclencheur boo xam ne mooy tax affaire yi toj exploser gars yi dañuy wax ne CIA dafay fekk ay gars yi ñu manifester ñu jël seeni sniper dugal leen ci ay immeuble ñuy dóor ay bal ci kaw nit ñi di toj seen bopp yi ànd ak benn précision chirurgicale boo xam ne nga xam ne lii ay nit yu surentraîné ñoo koy def muy seen force spéciale yi ñoom ñoo koy def léegi bu ñu commencé def loolu Égypte def nañ ko fa mu réussir population bi yépp génn mer daal di daaneel régime bi ñu daaneel régime bi amaat na ay yeneen bouleversement yu fa am mais gis ngeen fi mu mujjee ñu def ko Tunisie def ko Libye def ko jéem ko tamit tànte fu mel ne Syrie mais gis nga chaque fois résultat yi du demee comme ni ñu ko foogee woon dëgg-dëgg mais li nga ciy jàngee mooy caxatee bu ñu caxatee monde musulman bi muy dëkku jullit yi ba pare tiital tamit ñi nga xamante ni yëf yi àggagul ci ñoom ndax ñi nekk ci golfe bi nga xam ne am nañ akas néew benn xeetu jàmm bu nekk ci ñoom ñi ngi leen di wan ne yéen itam moytandiku leen ndax saa su nekk li mën na leen a dal beneen bi ci desaat mooy di leen tiital tamit ci ku mel ne Iran di leen chantage ci loolu nga xam ne menace la bu nekk ci seen kaw bopp fu ñu toll ñoom ñi ngi daw di làqatu ci ginnaaw américains yi protéger leen ndax seen noon boobu loolu moom mooy la imaam doon junj sànq ci làqatu bi ñuy làqatu ci ginnaaw tubaab bi
mais boo jàngatee dëgg-dëgg li nga xamante ni bi moom mooy xeex bi ci côté boobu noonu li ci am ci li feeñ ci loo xam ne dañ koy tuddee guerre wala lutte contre le terrorisme te terrorisme boobu comme li Cheikh Moustapha waxoon sànq ci laïcité bi la mooy du terme bu leer boo xam ne waxuñu dëgg-dëgg lan lañ ci jublu mais dañu wax ne rek dañuy xeex li nga xamante ne mooy ak ëppal ci diine ci loolu lañ ko jaare songu àdduna bi fu nañu dugal fa seen force yi lu ne ñu koy def ci turu ne dañuy xeex terrorisme ku ñu tuumal te terrorisme rek léegi nit ñi dañuy ànd ci ñu duma la nit ñi dañuy ànd ci ñu condamné la parce que terrorisme dañ ko war a xeex loolu noonu nekk benn doxalin bu doy waar boo xam ni lépp mi ngi jóge ci xew-xewu 11 septembre boobu ndax bi mu commencé rek ci la gars yi commencé di jëfandikoo terme yooyu ku mel ne George Bush di ko jëfandikoo lu bari te lim ci jublu woon xam na ko mooy xam na ni bu ko dee répété ñu koy répété ci médias yi dina dem ba installé wu ci xelu nit ñi ne lii mooy terrorisme mooy ñoom li ñu ci jublu kon ñoom li ñuy def dañuy xeex terrorisme mais tooñuñu léegi loolu ñu réussir ko mais beneen côté bi nga xamante ne bi moom moo ci nëbbu te nit ñi seetluwuñ ko mooy l'occidentalisation du monde musulman mooy bi nga xamante ni taxawal nañ seen société yooyu nga xam ne seen dëkk yooyu nga xamante ni li ñu tuddee démocratie laïcité moo fa nekk nga xam ne écarté nañ lépp luy diine yar nit ñi yar boo xam dañuy dindi ci ñoom diine raxas ko ci ñoom ba mu set ku ciy jéem sax naan da ngay jëfe diine ginnaaw bi di fipp ñu jafeel ko ci yow ne la doo fi muuroo amuloo foo mën a jullee fii kenn du fi nodd fii kenn du fi nàngam ñu jafeel ko ci seen société yi ba mayetuñ fa place diine ndax vide bi nga xamante ni bi ñu xëccee christianisme bi catholicisme sax laay wax dégagé ko ci seen société yi bàyyi na ko l'islam dafa ñëw naturellement di ko occuper ndax dañuy wax la nature a horreur du vide l'islam bi mu ko commencé occuper ñu xam ne kon lii bu ñu ko seetaanee da leen di ëpp ay loxo ci lañ commencé di tëb di dal ci jamono yu mujj ngeen di gis nii mais li ci gën a doy waar ci xeex boobu mooy xeex bu sew bi nekk ci suuf bi nga xam ne ñu bari ci nit ñi duñ ci yeewu muy xeex bi ñuy xeex ci togg doomu aadama yi ci àdduna bi comme toggin bi nga xam moom lañ togg seen dëkk yi ci Occident ba nga xamante ni dindi nañ ci ñoom diine def ci ñoom matérialisme te matérialisme ci juif yi lay dellu dañuy wax ne judaïsme religion matérialiste la ñoom yaakaaruñu dara ci yàlla alal rek moo tax nu ñu ko amee baax na ñoo gën a bon fàgg winu alal ci àdduna bi ndax ay matérialiste lañu matérialisme bu moderne bi ngay gis ci àdduna bi ci ñoom la jóge li nekk ci ginnaawam dëgg mooy comme li imaam wax sànq seen kabal bi kabal boobu nga xam ne dem nañ ba sataniser ci société yi nga xamante ni mooy société occidentale bi sataniser nañ ko complètement presque doolaal benn secteur lu dul ne da nga gis ne satanisme mi ngi ci biir muy jaamu seytaane boo jëlee showbiz moo xam wàllu cinéma la seen film yi ñuy def léegi li ci ëpp inspiration bi c'est satanique mooy film yu sombre yi ngay gis ay Star Wars yi ngay gis ay Seigneur des Agneaux ay nangam film yu ngand yi ñuy tuddee long métrage di ay film yu siiw yoo xam ne bu génnee àdduna bépp di ko coow yépp satanisme la da nga koy seetaan doo comprendre sax ñi lan lañ bëgg a wax mais ay symbolisme moo nekk ci biir te loolu am na benn film bu tudd Matrix boo ko seetaanee di nga comprendre tuuti ci loolu lenn léegi boo demee ci musique bi même chose musique bi tamit musique bi xëy na bu njëkkoon nit ñi ay divertissement lañ doon wax ak yooyu mais depuis les années 30 jëm les années 60 ci lañ sataniser musique yàqu ko complètement xëy na tamit noir américain am nañ ci part bu rëy te ñu bëri xamuñu ko ndax boo xoolee musique bu moderne bi lu ci bëri ñu ko inspiré woo ci blues bi nga xamante ni ci noir américain yi la jógee ci lañ jëlee rock ci lañ jógee metal muy moo xam black metal la heavy metal la death metal la yooyu yëpp ci loolu lañ ko jëlee ci lañ jëlee sax musique country bi américain yi di def ci lañ jëlee rap lépp satanisme la amul xàjj ak seen boo ci bëggee am benn réussite bi foog nga dugg ci satanisme di jaamu seytaane di way seytaane di junju seytaane léegi loolu di yàq xelu ndaw ñi satanisme boobu l'industrie musicale moo tax bépp musicien bu mag célèbre nga gis ko mu commencé jéem a fippu rek dañ koy rey wala ñu liquider ko yàq carrière am bokk na ci exemple ku may joxe Michael Jackson bi mu commencé di wax ci Illuminati yi di wax ci complot international gars yi dañ koo liquider dañ ko njëkk a ruiner yàq deram ruiner ko ba tekketul dara ñu rey ko te beneen musicien bu ko jéem a dugg ci seeni secret di am looy wax ñu liquider la moo tax da ngay noppi continuer li ngay def mais ñu mag ñi nekk ci bopp yépp ay satanistes yu mag lañ boo yu bari tey topp phénomène beeg affaire culture beeg hip hop bi xamuñ ne ci satanisme lañ leen di dugal satanisme boo xamante ni boo ci duggee jaamu seytaane ngay doon da ngay souffrir yenn ci seeni rapport waxoon nañ ko ku mel Lil Wayne xam nga Lil Wayne temps yi génn na fi ne dafa am cancer ci yaramam
léegi daal day retiré wu parce que cancer bi dafa avancé dafa sax war a dee mais kenn déggatu ko mais satanisme bi dafa dem ba àgg ci moom foo xam ne waa ji dafa mujj mel na ku dof mooy Lil Wayne benn tatoué yaram bi yépp borom rasta yi musique kiyam bi mujjee génne clipam bi mujjee génne clip bi deret la def ba mu fees ci benn suuf ci benn kër jël ay jigéen takk leen ay weñ ñuy raam ci biir deret ji di topp ci ginnaawam mu ne jigéen ñi dañ may topp comme seytaane comme ni ñuy toppee seytaane loolu lay way like Satan loolu la doon wax nga xam ne kon yi ñuy wax ay wax la yoo xam ne ñu bëri ci jeunes yi nga xamante ne ñoo ciy topp nekk ci di jàpp ne affaire bi benn phénomène culturel la nii xamuñu ne musique boobu ñuy suivre moo leen di yàq seen xalaatin di yàq seen i jikko di leen détruire di leen dëddale ak seen diine boo laalee musique bi boo laalee cinéma secteur boo dugg jël nañ ko jox ko seytaane jaare ci di yàq nit ñi di leen détruire lu bëri ci suñu population bi suñu jeunesse bi ni mu mel nii ci yooyu la jaare mu yar bu bon boobu nga xamante ni dañ ko yar ndaw ñi am influence bu bon ak impact bu bon bu ñu am ci ñoom ndax dafa am gars yi côté mysticisme bi moo doon wax mooy dafa am yenn mbir yoo xamante ni dafay jeexital ci doomu aadama ci mu xam ko ak mu ñàkk ko xam boo gisee kabal gars yi dañuy utiliser symbolisme kabal di ko dugal ci musique bi pour musique bi gën a am impact loolu moom moo dugal Madonna ci kabal Madonna dafa jékki-jékki génn ne moom léegi convertir wu na ci kabal kabal du religion bu ñu convertir science la boo xam science secrète la boo xamante ne dañ ciy initier nit ki moom mu ne dafa convertir ci loolu mais loolu muy wax ne dafa convertir nit ñi waroon nañ bàyyi xel ne lii lan la ba ku mel ni àgg ci caay-caay ak mbonte ci niveau bi mu àgg ci ñi gën a yàq ndaw ñu jigéen ñi ci jamono yu mujj yi moom bokk na ci ndax ñooñu ay prêtre lañ leen di tuddee ak ay prêtresses yoo xam dañ leen di recruter préparer leen uniquement pour ñu yàq ndaw ñi moom bokk na ci te avant moom am na ku ko ci jiitu woon muy Marilyn Monroe mais Marilyn Monroe nekkul woon kuy way wala muy fecc américains yi dañ ko jëloon pour mu nekk modèle ci seen jeunesse bi mais Madonna moom bi mu ñëwee di way di def yu bon yi muy def ci li gën a yàq génération des années 80 moom bokk na ci léegi dafa am ilmu asrar muy xam-xam bu sew bu bon boo xam ne affaire numérologie la bu ñuy jël jaxase ko ci seen biir musique bi ci ni ñuy composer musique bi ak yenn baat yu ñuy wax yoo xam ne ki koy déglu dafay jeexital ci moom te loolu les Beatles li ñu tuddee les Beatles nga xam ne benn groupe rock la woon ci jamono tamit si woon fi amoon fi doole lool bokk nañ ci lu ñu doon def bi ñu demee bay seen yenn pochette album ñu def ci Alistair boobu nga xamante ne mooy Alistair Crowley nga xamante ne ci satanistes yi gënoon a mag ci àdduna bi la bokk li ñu tuddee l'église de Satan bi nekk Californie ki ko jiite woon ci Alistair Crowley la inspiré woo pour def église de Satan l'église de Satan benn religion la boo xam ne ñoom seytaane la ñuy jaamu ki nga xamante ni moom moo ko fondé ci kan la inspiré woo ci Alistair Crowley lan la photom di def ci pochette les Beatles parce que source d'inspiration la ci ñoom satanisme bu mu yoroon di ci bind téeréem source d'inspiration la ci moom kooku nee na daan na rey at mu jot lu mat wala lu ëpp juróom naka ñetti téeméer ci ay liir ay xale yu ndaw sacrifier leen pour seytaane kooku loolu la wax ne daan na ko def kooku noonu Barack Obama mës na sol t-shirt boo xamante ni moom lañ ci def Barack Obama bi mu doon wax léegi te nit ñi dañuy gis mu sol benn t-shirt ñu def ci photo wu nit du ñu xam sax nit kii kan la fekk ne waa ji foofu la àggoon ci wàllu satanisme léegi seen musique boobu nga xamante ne dañu jël am inspiration satanique bu ci nekk ñu jël ko sóob ci suñu ndaw ñi sóob ci suñu boy suñu xale yi réew yi yàq leen détruire leen complètement dofloo leen sax complètement ba ñu mujj mel ne ay rab ci mbedd mi doo xam ndax ñi ànd nañu ko seen sago am déet yooyu yëpp ay loxo moom moo nekk ci ginnaaw parce que li ma doon wax sànq ci ingénierie sociale bi nga xamante ni moom lañ def xëy na ñun lobbying la ñu wax mais bu ñu ko jàngatee dëgg-dëgg dañuy gis ne li ñuy def gën na xóot lobbying ndax lobbying ki koy def mooy fekk un décideur muy jéem a def ay méthode ay jaar ci ay yoon pour def ci moom pression pour mu defal ko li mu bëgg loolu boobaa kon da ngay xaw a minimiser tuuti gars yi mais li ngay wax dëgg-dëgg oligarchie mondiale ak mondialiste bi nekk ci àdduna bi ñoom la kon ñoom soxlawuñu def ci kenn lobbying ndax ñoom ñoo ŋànk àdduna bi di ko xëcc di ko diriger am na benn kilifa gu fi ñëwoon bi nga xamante ni moo jiite woon l'église Rose-Croix les Rosicruciens bi mu fi ñëwee suñu benn journaliste defal ko fi interview
dafa waxoon ne ñoom seen objectif mooy unifier àdduna bi te ñu ngi ci tànk yooyu seen kéemtalaay kattan di ko def te ONU bokk na ci li leen dimbali pour ñu réussir ko. ONU benn bokk na ci leen dimbali pour ñu réussir ko ndax li nga xamante ne bi moom moo ko ŋànk dëgg-dëgg di les droits de l'homme yooyu franc-maçon yi ñoom ñoo ko inspiré ñoom ñoo ko bind. li ñuy wax lépp ci kaw ci wàllu ay libéré jigéen ñi wàllu tamit avortement bi mu doon wax wala contraception bi ñu doon wax nga xamante ni xëy na am na côté boo xamante ni côté économique la benn waay bu tuddoon Thomas Malthus c'est un économiste anglais xëy na moom moo waxoon ne adduna bi seen démographie foog ñu contrôler ko parce que bu nit ñi yokkoo ba àgg ci yenn yi dootuñu leen mën a dundal économiquement adduna bi day fayit léegi kon foog ñu limiter njur gi ci loolu la jógee ne dañuy limiter njur gi mais dafa bokk ci ngëm-ngëm yi nga xamante ni ñooñu may wax nga xam ne ñoo jiite adduna bi te di dellu ci franc-maçon yi ak illuminati yi dañoo gëm ne adduna bi mënut a supporter lu ëpp li fi nekk mënu leen a supporter foog ñu wàññi leen wàññi googu moo indi vaccination yi moo indi contraception moom moo indi avortement mooy ne nit ñi foog ñu wàññi leen ndax seen bëriwaay ñoom da leen di causer problème te loolu kenn ku am doole koo xam ñëw na Afrique fii indi fi alalam di Bill Gates def moom tamit fondation tuddee ko Bill et Melinda Gates mooy tundi ko leen fondation yi ñu ne jël na alal jam yoroon yépp xëpp ko ci du dëgg alal ji mu yoroon milliards yi mu yoroon da koo jël dugal ko ci marché yi dugal ko ci marché financier yi dugal ko ci bourse yi li muy produire ci ay bénéfices loolu lay jël di ko financer partout dans le monde xaalisam boobu mi ngi koy jël di ko yóbbu partout ci àdduna bi bokk na Afrique implanté wu nañ Kenya di fa développé ay OGM ñëw nañ fi Sénégal am lu ñu fiy développé mais lu nekk lu ñu dégg ñu ngi ciy ñëw di ci dugal seen xaalis mais seen yitte bokk na ci benn conférence boo xam ne Bill Gates da ko defoon nee na population mondiale bi foog ñu wàññee ko ndax dañu bëri mu ne guerre yi ci li leen di dimbali ñu mën a wàññi nit ñi bokk na ci rawatina guerre civile yi nit ñi rayante bu ñu rayantee nit ñi wàññeeku mu ne bokk na ci épidémie yi faral di am mën a rey lu bëri dina leen ci dimbali mais mu ne bokk na ci aussi vaccination yi moom moo ko waxal boppam ci conférence am mu ne bokk na ci vaccination yi te bëri waaye boobu fi mu leen gën a causer problème mooy ci dëkk jullit yi bokk na ci mu leen gën a poser problème mooy dëkk jullit yi ndax jullit yi dañuy jur dañuy am ay soxna jullit yi du ñu def li Cheikh Imam doon wax léegi ci seen pax bi wala sax li ñu mujjee def mooy te mu wax ko ci jamono Taubira te après Taubira mu ñëwaat ñu waxaat ko encore ci benn façon bu gën a ñaaw muy la théorie des genres nga xamante ne boobu moo gën a ci doy waar sax ndax dañu bëgg nit ñi ñu yar leen ci wàllu sexualité ne leen lu leen neex def leen mooy xërtal nit ñi pousse leen yóbbu leen ci ak bàyyi ma ak suufewu ba nit ñi dootuñu tënku ci diine dootuñu tënkooti ci sa xel mu rafet ndax théorie des genres ci lim leen di yóbbu mooy boo juddoo nekkuloo góor nekkuloo jigéen après yow yaay def sa choix lu la neex nga doon ko moo tax nga gis kenn si ñoom di wax ne moom góor la mais dafa sentir ne jigéen la ci biir yaramu góor loolu lay sentir moo tax moom dafa bëgg a wane ne féminité mi ngi ci biiram feeñul mais moom dëgg-dëgg loolu la léegi ñu ne la kon li nga yëg rek loolu ngay doon jox nañ la ci droit léegi loolu di tas seen réew yi te tôt ou tard dina ñëw fii Sénégal ndax suñu njiit yi ñuy jiite amuñu fitu sañ-sañu condamné ko ouvertement li ñuy wax mooy tollooguñu ci ñoom loolu la ñuy wax mooy kon dinañ ci tollu ji te loolu mooy yóbbu ci ingénierie sociale bi may wax ci ne lu ñu bëgg ci nit ñi dinañ leen nax ba nit ñi àgg ci ndax yar bi école bi loolu yépp loolu mooy rôle am ndax Vincent Payon bi ma waxoon sànq te mu waxoon ne révolution française bi pareegul daf ne révolution française bi mu bëggee laïciser population bi ci école bi la ko jaaree kon école bi moom mooy fi nga xam ne fa la ñu tëral seen i programme yi nga xamante ni ñu bëgg nit ñi mel ko bu ëllëgee noonu la ñuy mel seen principal problème nag ak l'islam lenn rek la mooy l'islam diine la joo xam ne ci yàlla la jóge te ñoom li ñu yor lëndam la gox ci seytaane la jóge seytaane nag mbiru yàlla mënu koo supporter lépp luy jëmale nit ñi ci yàlla seytaane mënu koo nangu ñoom seen njiit kenn la comme ni ko Albert Pike waxee mooy Lucifer moom mooy seen njiit te mooy seytaane léegi comme seytaane mooy seen njiit seytaane noonam benn la mooy l'islam bi yàlla jox yonent yi leer gi yàlla jox yonent yi mu ñëw war a teg nit ñi ci siraatal mustaqim loolu la ñuy xeex seen kéemtalaay kàttan ndax loolu bu nekkee ci nit yàlla dafa waxoon ci iblis ne ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan samay jaam yi ma nangoo nekk ay jaam ñeel seen borom mënaloo leen dara léegi nag të boobu nga xam ne jullit yi dañ leen koy të day yàq seen programme kon il faut que ñu jéem a fexe loolu dañ ni mu mën a dañee ay nax la ay xupp la ay dóor la lu leen dañ ko def mais nax yi moom bari na ci lool ci nax yi ñuy nax
di ñu nelawloo fekk ne ñu ngi yàq àdduna bi. lu bari looy gis ci yàqute yi nekk ci àdduna bi seen loxo moo nekk ci ginnaaw ba ci guerre yi ngay gis wax naa la léegi ne la Albert Pike nee na 2 guerres mondiales yi ñoom franc-maçon yi ñoo nekk ci ginnaaw te dinañ def une 3e te loolu bu yóbboo ngeen waajal ko dinañ ko def te nee nañ bu boobaa bu ñu koy def entre ñaari monde yi lay nekk te après intérêt yi kan moo koy tiré dinañ xam kan mooy tiré les ficelles. beneen bi ci des mooy nax yi nga xam dañu koy nax ci ay canaux yoo xamante ne yu bari la ci wàllu culture ak wàllu boo laal rek ñu ngi ñu ciy nax di ñu yar di ñu occidentaliser. dem na ba ñu bëri si ñun yaakaar nañu l'homme moderne mooy l'homme occidentalisé mooy nit ki nga xam day dundee comme occidentaux yi kooku mooy ku moderne kooku mooy ku civilisé les complexes boobu nekk suñu digganteeg occidentaux yi ñu leen di roy guddeeg bëccëg comme na ko yonente bi alayhi salaam waxoon ne woon la tattabi'anna sanana man qablakum ñu leen di toppin bu jéggi dayoo boobu loolu ci li ñuy détruire dañuy yàq loolu bokk na ci. kon xeex bi moom du dakk du jeex ndax yàlla lu mu waxoon mooy wala yazaaluuna yuqaatilunakum xatta yaruddukum an diinikum in istataa'u yaruddukum an diinikum in istataa'u walan tarda anka alyahudu wala nasara xatta tattabi'a millatahum loolu yàlla waxoon nañu ko ci alquran lu jiitu dafa nekk ne kay dañ def taxaaluf ak cheytaane surtout ci juif yi la commencé ndax la tajidanna ashadda annaasi adawatan lilladina amanu alyahuda walladina ashraku juif yi ci ñoom la noon googu ak caay-caay jooju tàmbalee ñoom ñooy manigancé lépp di ko xam ndax mën nga wax ne ñoo jël tey en otage Occident moderne bi ngay dégg nii ci loxo juif yi la nekk moo tax ñu ragal leen kenn du leen falal kenn du fa tudd juif loo fa wax ñu ne la antisémitisme bis bu ñu ne la yow antisémite nga mooy yàqu nga détruire nañ la te loolu am na lu ci Jacques Attali waxoon di juif bu mag boo xamante ni financier la waxoon na ni fi ñu jëmee àdduna bi te mu àgg ci tey ñu xaw ko réussir mooy le politiquement correct le politiquement correct mooy dañuy def benn dictature intellectuelle wala benn terrorisme intellectuel boo xam ni yenn yi ñemeetoo koo wax ay dëgg la mais kenn du ko ñemee wax parce que da nga bëgg a ànd ak masse bi parce que boo fi waxee yenn dëgg yi dañ lay rejeter te bëgguloo ñu rejeter la kon tu es obligé yow nga daal di ñëw wax li ñëpp di wax mu ne loolu seen intellectuel yépp xupp nañ leen ci xuppa ba kenn ñemeetul toog ci rajo wala télé ñu tàllal la micro ngay wax yenn dëgg yi même boo ko jàngee xam ne li dëgg la doo ko wax loolu mooy le politiquement correct bi nga xam ne moom lañ maîtriser tey seen intellectuel yi nekk Occident ñi fa nekk kas néew di jéem a fépp di jéem a bañ fu ñu toll ñu ngi leen di diaboliser bu diabolisation bi réussirul ñu commencé la sonal di la yóbbu ci ay procès loo wax ñu porter la plainte tey seen Shoah bi ñiy wax ne dañ doon exterminer juifs yi chambre des gaz boo dekkee Occident fu mel ne France nga remettre ko en question ne loolu est-ce que dëgg la man xaw ma lu ma ko benn preuve man daal convaincre ma crime nga def dañoo criminaliser le fait que nga sikki sàkk ci loolu ne ndax am na wala amul le fait que nga def loolu rek crime nga def crime kan moo am sañ-sañ ak dayoo bu mel noonu ci occidentaux yi kan moo am mën-mën boobu juif yi ñoo ko am kon tey ñoom ñoo leen jiite dëgg-dëgg même franc-maçonnerie bi ñuy wax fil xaqiqa dëgg-dëgg xalaat bi ak inspiration bi ci juif yi la jóge ndax protestants yi juif yi ñoom ñoo leen ngemb te ci ñoom la li ñu tuddee franc-maçonnerie bu mujj bu moderne bi ñu tuddee spéculatif ci ñoom la jóge ci protestants yi la jóge daanaka léegi loolu moom moo tax boo waxee franc-maçonnerie daanaka doo ci génne juif yi ndax xam-xam bi nekk ci biir franc-maçonnerie di mysticisme bi ci nekk yépp ésotérisme bi ci nekk ci juif yi lañ ko jëlee xam-xam bu ñuul la boo xamante ni ci juif yi la jóge juif yi lan mooy seen jubluwaay ci loolu muy fexe ba tënk mën naa wax sax xaw ma tënk laa mën a wax xaw ma naka laa ko mën a waxee maanaam ñi jiite àdduna bi ñu tënk leen fépp fu borom bopp nekk wala nit koo xam ne ku ñu war a mën a déggal la ñu fexe ba tënk la ci yooyu canaux yooyu ci lañ lay jaaree ba tënk la ak nekk ci seen biir loge di xalaatal àdduna bi lu koy doxal ñoom ñooy toog di xalaat àdduna bi nu ñu mën a def ba doxal ko ci ñoom seen i bëgg-bëgg loolu ci lañ jaar ba tey ñu noot àdduna bi ndar ko képp mais wallahi ba léegi l'islam mi ngi leen di tiital l'islam mi ngi leen di jaaxal moo tax ñu ngi utiliser seen i média surtout média yi ci li gën a xeex indi xeex bi bokk na ci média ñoom ñëpp benn version la ñuy wax muy la version officielle ñoom ñëpp bu benn xew-xew amee ñoo bokk duñ koy waxee moo lay wan ne la am na lu nekk ci seen ginnaaw média yooyu ci ñi gën a mettil xeex bi seen diggante ak jullit yi bokk nañ ci ndax dañu am impact bu rëy bu ñu am ci nit ñi li ñuy wax wala ñu koy wane lu bari ci nit ñi dañ koy gëm dëgg la ndax RFI laa ko déggee dëgg la ndax France 24 laa ko seetaanee te xamoo ne ay médias de propagande lañ tuddee les médias de masse moo tax il faut que jullit ñi jéem a fexe nu ñu leen contrecarrer mais lu jafe la médias yooyu noonu ñoom ñooy nax nit ñi chaque fois di nelawloo peuple bi ñi ci tuddee ay médias d'information ay médias yu dangereux lañ ndax chaque fois ni ñuy nettalee information bi manipulation da ciy am
bu dee média de divertissement yi nag moom waxi noppi mooy chaîne yi nga xamante ni ay chaîne musique la chaîne yoo xamante ni ay caaxaan la ñooñu moom ci nelawloo nit ñi guddi ak bëccëg lañ dëkk te jeunesse bi léegi ak suñu bouquet yi ñuy seetaan ci satellite bi daanaka moom la ñuy seetaan guddi ak bëccëg suba ak ngoon ba tax na kon xeex bi xeex la boo xamante ni ala kulli xaal jafe na metti na mais l'islam mi ngi am kàttan ba léegi di am doole ba léegi te force l'islam balaa nga koo xam nga attaqué ko ñu bari si ñoom man léegi la damay wax ne dañu desee jàng histoire ul islam mais boo jàngee jaar-jaarul islam di nga xam ne du diine ju ñuy fontoo ñi ko mës a songu ñëpp dañoo nërmeelu ci suuf boo xoolee tataar yi nga xamante ni ñoo jógoon mongol ci boru Chine envahiroon àdduna bi nga xam ne ay barbares lañu woon yoo xam ne benn régime mës a taxaw seen kanam ku taxaw seen kanam ñu massacré la bi ñëwee ba dal ci jullit yi ci lañ sëy ci lañ fay ñooñu bu leen jullit yi freiné wul woon kon tey ñoom ñooy dominer àdduna bi ndax c'était des guerriers sanguinaires yoo xamante ni ki leen jiite woon kooku dañ koy tudd ba léegi di Jinkis Khan benn kooku waa jooju noonu ba léegi dañ koy tudd di wax ci moom di wax ne benn kii la woon boo xamante ni guerrier la woon boo xamante ni chef de guerre la woon boo xamante ni visionnaire la woon nangam sàngam mais bi ñu ñëwee daaneel nañ xilaafawul islam bi nekkoon Bagdad réussir nañ loolu mais taxul ñu mën a yàq l'islam wala ñu soppi ko ndax l'islam daf leen mujj lekk ñu mujj seey ci biir jullit yi moo tax l'islam nekkul diine joo xamante ni ndax fi mu àgg ci doomu aadama moo sori te leeruk mission dafa leer ba nga xam ne kenn mënu koo fay ba tax na saa bu ñu jógee dal ci kawam dañuy am ay problème manigance yi ñuy def yépp dañ koy def bis bu nekk di gis l'islam di gën a am doole bu ñu koy xeex Sénégal ndakate seeni buntu kër ca New York nit ñaa ngi fay tub di dugg ci l'islam ñoom seen bopp loolu da leen mujj di jaaxal bu ñu koy ñëw di ko fay ci mbëllëxe ndakate Paris gaa yaa ngi fay tuub di julli ay jumaa ci mbedd mi Marine Le Pen di rey boppam mujj gi mbir mi da leen mujj jaaxal dañu mujj mel na ku dof nit ñi lan moo leen di xër ci diine ji lu ñu gën a yàq deram nit ñi di ko gën a dugg di ci gën a dugg lu ñu gën a diaboliser nit ñi di ci gën a dugg bi nga xamante ni bi seen attentat wu Charlie Hebdo yi amoon na ñu jiiñ les frères Kouachi ne ñoom ñoo dem foofu def attentat rey ay nit ñaawal ko wax ko gars yi ne ci rajo yeeg télé yi di jooy dañ cee toog ay fan ma déglu RTL benn ñu def fa benn jàngat bu am solo ñu ne dañoo seetlu ne librairie yi amatul ay Coran traduit yépp gars yi jënd nañ ko dañu am pénurie Coran yi jeex na ñu ne gis nañ ni ñi doon tuub ci l'islam léegi dañ ko multiplier par 4 ci seen société bi gars yi ngi tuub ci l'islam 4 fois plus que ni ñu doon tuubee avant attentat yi loolu moo lay woon force l'islam mooy ñoom ñooy tiitloo nit ñi di leen ragalloo l'islam di diaboliser l'islam mais saa bu ñu waxee wala ñu def lu tax nit ñi am curiosité pour xam luy l'islam rek bu ñu ko xamee dugg ci biir l'islam moo tax l'islam nekk diine joo xam ne neexul xeex ñoom dañ daan tuumaal l'islam fu ñu toll naan l'islam ngànnaay la yor ngànnaay la nappee nit ñi seen historiens yi loolu lañu daan wax en Occident di leen gëm doon l'islam di tax mu am doole ci àdduna bi dañoo yoroon ay ngànnaay di dem ci nit ñi naan leen tuub leen wala ñu dagg seen bopp soo jàngee histoire u l'islam jamono yi l'islam gën a am doole mooy jamono joo xamante ni sax xeexul far dafa toog noppi jamono yu l'islam toogee xeex amul ci la l'islam di gën a am doole ci àdduna bi te suñ jamono yu mujj yi bokk na ci jamono yu mujj yi jullit yi mën nga wax ne ñoo nekk ci côté bi gën a néew doole ñoom occidentaux yi bi ñu jógee seen 2 guerres yi ak seen révolution industrielle bi ak seen industrie militaire bi ñoo ëpp doole foofu jullit yi ci wàllu ngànnaay kon ñun mënuñu leen a forcer ci ne tuub leen wala ñu rey leen léegi kon lu tas l'islam ci àdduna bi leeruk message am moo ko tas dëgg gu mu nekk dëgg ak ne doomu aadama lenn rek moo ko mën a yëwanal mooy jokkale ko ak boroomam saa boo ko jëlee def ko jaamub seytaane day souffrir ndax seytaane da koy def jaamam di ko mettital di ko torturer ndax loolu mooy jubluwaayu seytaane toroxal doomu aadama venger wu ci ñun ndax haine bu mu denceloon suñu maam loolu moo ko topp ba léegi moo tax kon nit lenn rek moo ko mën a libérer muy delloo ko ci yàlla lëkkale ko ak sa borom kon ñoom liberté boobu ñuy wax ci seen liberté fraternité boobu ñuy wax liberté bi dëgg-dëgg mi ngi ci l'islam mais ay mots la yoo xam ne dañ koy wax pour nax ci nit ñi benn professeur da doon wax ci le statut de la liberté bi nekk Amérique nga xam ne ay français ñoo ko defar yóbbu ko États-Unis moom tamit symbole franc-maçonnique bu mag la bi ñu ko defee symbole maçonnique bu bon la boo xamante ne benn déesse grec maanaam grec antique mooy ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy les grecs dañu amoon ay yàlla seen benn yàlla bu jigéen moom la reproduire jël ko jox ko benn safara am na ku ñu tuddee Prométhée ci
théorie wu franc-maçon am na ku ñu tuddee Prométhée kooku mooy ki nga xamante ne bi moom moo sàccoon safara yàlla yi dañu yoroon benn safara di ko nitoo mu ñëw sàcc ko mooy dafa jël seen xam-xam boobu noonu mu jël kooku noonu moom la seen yàlla ju jigéen jooj ñu def ca New York di symboliser. li may tëjee Cheikh Moustapha maa ngi gis ngay xottiwaat këyit xam naa ni waxtu bi jeex na maa ngi jéggalu mooy seen professeur bi daf ne ñoom dañ ne statue de la liberté dafay symboliser liberté ci àdduna bi dafa indil Amérique liberté te nee na bi ñu koy soog a def foofu blanc yi ñoo amoon sañ-sañu dem di ko seetaane ji noir yi amuñu woon sañ-sañ àgg ci mu ne kon ana liberté bi nga xam ne moom la ñuy wax jigéen sax daawu fa dem blanc yi rek ñi nga xamante ni ñooy seen classe aisée bi ñoo daan dem di visiter ji seen statue bi jigéen ñi ak noir yi amuñu woon sañ-sañ àgg ci te ñi ngi ko tuddee statue de la liberté ci lay woon ne la seen liberté boobu liberté naxaate la hada wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain gis ngeen ni mu dellu si waatee d'une manière très romancée ci commencement bi jox ñu ay dates yoo xam ne c'est des dates phares ci évolution bi franc-maçonnerie am à travers le monde mais mu tuuti lu ci am solo mu nekk benn yóbbal pour ñun ñëpp parce que yenn saa yi sooy wax ci les sociétés secrètes nit ñi li leen di animer wala li ñuy interpeller mais ñii dañuy def lii pour lan lii ngeen wax ni mu ñaawee ak ni mu bonee ak ni mu saltee lu tax lan moo leen di pousser ñuy def lii yenn saa yi soo xamee loolu soo xamul loolu mën na am li ngay tontu nit ki day tax dootul amati benn détermination xam ne lii c'est une réalité mooy bi muy wax sànq que ñii li leen soxal am pouvoir ci nit ñi domination dominer nit ñi ba pare li ñu leen foloo leen ba dofloo leen ba du ñu xamante sax fàtte seen mission complètement sur la terre yàlla xam ne loolu mooy seen objectif loolu mooy objectif yi mais satanisme bi muy wax ne mooy incarnation bi mooy ngëm gi ñu gëm ci mbir yi koo ci gisati jazakumullahu naa xayran man de lii nga xam ci wàllu showbiz ni nga ko waxee nii léegi ak di wàllu business da ngay wax maanaam oustaz moom fu mu xamee lii alhamdulillahi rabbil alamin façon imam jeunes yi la ñu bëgg parce que yéen ñëpp yéen a ngi retrouvé wu ci li muy wax xam ne du ay léeba gi lépp woon mooy loo xam ne mooy ci li ñuy présenté suñu télé yi moom la ñuy gis ci Facebook bi moom la ñuy gis ci fépp fi ñuy tund tey jii soo gisee benn mbir rek nga gis ni mu gaawee tas mooy yaramu neen gi nekk ci Sénégal mooy yëre yi nga xam ne yenn saa yi suñ la yaroon yaru jullit sa biir néeg sax da nga doo am kersa sol ko yëre yooyu la ñu génn ci mbedd mi yenn saa yi da ngay dox ba ci yàlla da nga naan ñii wér nañu wala wéruñu ñii est-ce que xam nañu fu ñu nekk mais soo gisee changement bi ni mu gaawee rapidité bi da ngay xam ne lii moom du l'évolution naturelle parce que nit ni ko yàlla bind ak société mutation yi ci am gaawewul nii da ngay xam ne lii lu ñu programmé lu ñu planifié la léegi nag nit dootul jaaxle di soo déggee lii di nga xam ne lii suñu eggee fii tey jii de tout point de vue xamal ne yàlla xam ne am na ñu nekk ci ginnaaw ñoo xam ne ñoom ñuy tirer les ficelles gisuñu leen mais yàlla xam ne soxla nañu xam ñi ñooy ñan ñàkk xam boobu nag yenn saa yi soo moytu di nga accuser ko warul accuser wala nga def attention ko warul def attention man damay jàpp que ne tey jii mi ngi bokk ci yóbbal yi nga xam ne xëy na waxuñu ko lu leer waaye kenn ku nekk na xam ne li la yàlla may ci compétence li la yàlla may ci ay relation war nga xam ñii ñooy ñan ak fan la ñu nekk ba nga mën leen wattaliku sa njaboot ak sa entourage ma jeexalee rek ci benn kàddu mooy waa coordination Grand Yoff coordination musulmane de Grand Yoff noonu la coordination musulmane de Grand Yoff bëgguma woon commencer ak yéen ci wax leen impact bi seen liggéey bi am parce que imam moo fi nekkoon ak oustaz Mor ba ñu pare mais da ngeen nekk ci benn quartier bu particulier Grand Yoff la de par sa popularité mooy ñi fi dëkk ñu mu toll ñaareel bi li ñu fiy dégg ni mu amee ay nit ñu baax noonu lañu fiy déggee safaan boo xam ne yenn saal da ngay fàtt say nopp alors ma jàpp que ne su dee am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi feneen di béy seen waar dama jàpp que ne fii moom seen présence war na am ay preuve yoo xam ne lii waa musulman coordination musulmane de Grand Yoff lii ñoo ko du point de vue social du point de vue de la propriété mooy cet gi ay jullit ngeen fii ni mu mel
ci wàllu moral ak ci wàllu matériel. man nag foofu laa leen bëggoon ñaax bu baax a baax mooy mission ak apport contribution bi ngeen mën a apporter l'islam d'une manière générale, mais surtout gox bi ñu nekk par rapport ak particularités yi ma doon wax nii léegi. wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. jërë ngeen jëf. jullit wuy si leen maa ngi woote ci diine moo di lislaam bi fi doon aw dundin. jullit wuy si leen maa ngi woote ci diine moo di lislaam bi fi doon aw dundin. jullit wuy si leen maa ngi woote ci diine. la fay ay waxam rafet na. di ñaanal tamit mbokk yi nga xam ne seen sabab la taxawaay bi la ñoom ñoo organisé xew-xew bi muy mbokk yi ñu bokk nekkal fii ci masjid bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla dëgëral leen defal leen tawfiq te li ñuy def yàlla barkeel ko. li nga xam ne dégg nañ ko ci jotaay bi ci wàllu fexeel yi nga xam ne ay nit ñi ngi koy fexeel lislaam ci jamono bu yàgg comme na ko imaam waxee mu tàmbali ci déclaration de guerre bi nga xam ne Iblis defoon na ko ci commencement ba waxoon ne dina fexe ba doomu aadama yi duñu jub duñu jaamu seen borom wala tajidu aktharahum shakirin la waxoon. loolu mu def ko mission waaye loolu yàlla vann la ko tuddee njort la ko tuddee. wa laqad saddaqa alayhim iblisu vannahu fattaba'uhu illa fariqan min almuminin vann la ko yàlla tuddee. loolu nag ci la nekk boobu ba léegi di ci ànd ak ay gaawam di def kéemtalaay